waaleykum salaam Babacar. dañu yàlla ci Ndiogou Diène Abdou Aziz Diop bu PDS gawoon wala ba tey di nga ñu ko leeral ci kanam en tout cas yéen ak ñoom Omar Sarr da ngeen taxawal kuréel bu ñu tuddee ànd suqali soppi démb def ngeen sax réunion def conférence de presse tombeek Lay Wade dajeek Madické Niang jubóog moom ci ni ko xalifa général des Mourides sàkko woon ci ñoom ñaar te itam laata loola Abdoulaye Wade génn woon na ab këyit di xamle ni Omar Sarr démissionné na ci biir parti démocratique sénégalais est-ce que loolu itam nangu ngeen ko ànd ni génn ngeen biir PDS léegi. jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Alaaji Ndiogou leeral bi may njëkk a def mooy que ni ñu bokk ci courant politique suqali Sénégal suqali soppi noo ngi PDS mooy sunu parti PDS noonu des te fasuñu yéene tey génn parti démocratique sénégalais donc dama lay leeral nag ni ñoom nous sommes des responsables du PDS et nous battons pour PDS doon le parti ba nga xam ni moom la nit ñi xam. mais ki ko jiite nee na seenu doxalin day mandargaal seen tekkib ndombal tànk ci parti bi moom parti bi kay ni ñu koy faral di waxee jiite ko mu dem ba génne ab note ne bokkatu leen normalement wala. waaw Babacar xam nga man note boobu du ma ko commenter parce que dafa suufe trop par rapport ak niveau Ablaye Wade ëpp na bind lu mel nii ensuite démission c'est un acte volontaire. Il n'y a pas une démission de faction. La démission est de juré. Nit mooy bind ni démissionné naa mais ni diw def nga lii donc démissionné nga ci parti bi alors que am na ñu nekk ci parti bi di def exactement comme lu mouvement suqali di def tey jii bañ na sax ba délégation PDS bu nu demee ci xalif wala fu nu dem da naan noo ngi lay indil nuyoo Ablaye Wade PDS ak nuyoo Karim Wade ak mouvement karimistes keroog def nañu journée d'étude biir permanence. noo ngi def ay tournée di defar seen ay t-shirt ñuy bàyyi leen ba dem ci front national de résistance boo demee fekk fa mouvement karimistes yi topp donc et puis loolu du beesul ci parti bi Abdoulaye ci boppam autorisé na fii sama yaay Aïda Mbodj créé fii mouvement donc loolu du lu njëkk Sénégal de PDS du mujj lu Sénégal. ak génération concrète bu Karim Wade ak loolu sax wees na ak ay am na ànd doxal PDS am na tey biir PDS donc pour man. déjà circulaire boobu mu gis nga Babacar xam nga lu doy waar ñun xam nañu Ablaye Wade xam nañu niveau Ablaye Wade circulaire balaa muy am fokk décision day am ba pare nu circulariser mais xëy rek génne benn circulaire ni bon Omar Sarr dem na dialogue ba te amul ndigalu parti bi te parti bi mosul réunir pour wax ni dañuy dem dialogue wala demuñu dialogue te Omar Sarr bu mu demee dafa ni sama bopp laa fa demal ensuite doomu aadama lu muy tere du ko def parce que mënoon Ablaye Wade Omar Sarr dem nga dialogue ak Macky Sall après parti bi xëy sans réunion sans dara xëy ñoom ñu dem palais rencontre yi Macky Sall def benn communiqué nga xam ni moo jël exactement les termes de référence du dialogue donc pour ñun noo ngi parti démocratique sénégalais lii du bindu Ablaye Wade du jëfu Ablaye Wade ci contexte bii nu nekk nga xam ne Ablaye Wade lu muy dox tey mooy jàmm ak yaatal. mais tamit tey taxaw ne du Ablaye Wade Karim Wade la lu ñëw ngeen xëpp ko Karim Wade alors que Ablaye Wade dogal yi xam nañ ne moom mooy buur di mi est-ce que tamit loolu du ne xëy na da ngeen di jël seen responsabilité genre fuite de responsabilité Ablaye Wade la ngeen wax ko ngeen nagal ko xam nga Ablaye Wade dafa am lu mu représenté ci ñun jàpp nañu moom lu mu représenté ci ñun représenté Karim Wade loolu représenté ko ci Karim Wade te itam Ablaye Wade fii mu toll guddi yi tal na leneen luy tas njabootam tey kii ku gis acte yi muy posé yi jëmale ko ci Macky Sall jëmale ko ci Pape Diop jëmale ko démb ci Madické Niang àndul ak doxalin bi nu bëgg a def ak Omar Sarr te ñooñu ñëpp tey gii muy fasal lënkool bu mu amee jafe-jafe ak ñoom Omar moo fi taxaw pendant 8 ans téye kër gi daj ci lu nekk pour aar ak ñett kër Ablaye Wade. xëy na Ablaye Wade moo gisul loolu tey jii yooyu yëpp xëy na Ablaye Wade moo ko gisul. taxawaay bi Omar Sarr taxawoon gis ko moom. non Ablaye Wade amul problème parce que yéen ba ngeen seetloo Ablaye Wade xam ngeen nu muy doxalee Ablaye Wade bu mu fi amee Pape Diop bu mu fi génnee gis ngeen nu mu def conférence la woote wax mbir mu doy waar bu mu amee jafe-jafe ak Macky Sall dafa toog wax Macky Sall mbir mu doy waar ba bu mujjee bu mu amee Madické Niang dafa taxaw ni Madické Niang maa poignardé mais mosu leen dégg ci laa mën Ablaye Wade mu yëkkati wax ju ñaaw teg ko ci deru Omar Sarr réunion bu mu mujjee wax ak waa PDS ñu toog noonu may dégg
dafa ne leen Oumar Sarr m'a certes désobéi mais il m'a obéi pendant 8 ans mais dialogue bi. mais loolooy coow li Oumar Sarr. waaw mi dem di wuyu ji ay dialogue national te Lay Wade nee na bokk ca yabalu ko Lay Wade mi jiite parti bi itam bu leen yabalul ci ay kuréel ki mbootaay. non Babacar war a su caa dem non. Babacar da ngay leeral mbir. Oumar Sarr jógul dem dialogue après élection yi Ablaye Wade moo wax ni PDS dafa war a dem ci dialogue parce que ci dialogue bi noonu mën régler suñu problème politique yi. mu ne Amadou Sall yow je compte sur toi nga convaincre Karim Wade nga ne ko ci dialogue bi noonu mën dem régler problème bi Abdoulaye Wade bind tënk jox Oumar Sarr ni ko demal rencontre opposition bi nga convaincre leen Oumar Sarr dem def convaincre leen dellu rendre compte Abdoulaye Wade ñibbi këram ci gannaaw benn communiqué génn Oumar Sarr jàpp ni communiqué boobu jógewul ci Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye Wade du toog ak Abdoulaye Wade ba dog jot mu dem ñibbi ci guddi gi benn note jëm woonu Oumar Sarr informé woon Oumar Sarr jàpp ni jógewul ci Abdoulaye Wade mais day demal boppam te bu mu demee demu fa tur parti démocratique sénégalais parce que parti démocratique sénégalais aussi réunul ni dañuy dem dialogue wala demuñu dialogue loolu amul donc moom lu mu dem il a engagé sa responsabilité personnelle parti bi sax am na ñu ni ko waroon nga da nga waroon wax ni PDS nga fa ñëwal mais moom il a dit que ni boppam la demal donc loolu du problème donc fi mu doon terminer mooy Abdoulaye dafa ni Abdoulaye Oumar Sarr m'a obéi pendant 7 ans dialogue bi désobéir na ma mais jarul lu casser parti bi mais le problème c'est Karim Wade ça Abdoulaye daf na ko réunion donc ñun pour ñun Abdoulaye Wade amul problème yii ñuy gis yëpp maanaam mooy dafay làqoo baayam di dóor ay nit ya nga xam ni boo bëggee fayu mu indi papam teg ci suñu kanam te ñun Abdoulaye Wade wax dëgg yàlla leneen lañ ko amal njukk ak teranga lu dul nekk fii di mais xam naa ni bëggoo xosipa bi mais vraiment Lay Wade itam kenn du moom moo fi fëlaxoon Madické Niang fëlax fi Pape Diop jubóo na ak ñoom tey yéen ñi ne woon ci wetam di ko jàppale mu ngi leen di football itam loolu itam est-ce que doxalinu wu gën la ci. non Babacar loolu laa wax ne boo léegi-léegi dama ni acte yi Abdoulaye Wade di posé jamono yi dafa wute ak lu mu posé démb moo tax toujours dañuy am conviction que ni c'est pas Abdoulaye Wade bu ànd ak sagom moom mooy def lii donc Abdoulaye Wade tey gi wax nañ ko. wax na ko ca kër Pape Diop bërki dem ne nee na bu kenn foog ni daa naax. li muy def waxul Abdoulaye Wade waxul naax moom romb nañ ko Abdoulaye Wade mënta naax Abdoulaye Wade vraiment kenn waxul ni dafa naax mais nit ki am na fi ngay toll tey jii Abdoulaye Wade amatul ambition ci dëkk bi tey jii parti bi tey Karim jóg na pour teg loxoom ci parti bi alors que ñun bañuñu Karim Wade jiituñu parce que pendant juróom-ñaari at jiital nañ ko topp ci gannaawam mu dig ñu lu ne ñu dem ba si cappaandoo ba ñëwul nu war a def évaluation parti bi di préparer bureau politique parce que coow li ngay déggee Babacar c'est pas le dialogue bi moo indi problème PDS parce que nit ki lu muy tere du ko def Abdoulaye bu bañoon bu doon dialogue bi du dem jubóog Macky Sall du dem palais lan moo am fii te nit ñi duñ ko wax mooy après élection yi dañu préparer benn comité directeur Abdoulaye Wade ci boppam wax ni Oumar Sarr préparer ma discours d'ouverture Abdoulaye Wade defar ak Lamine Thiam ñu yónnee ak Abdoulaye Wade Karim Wade woo Oumar Sarr ni ko pourquoi ngeen def comité directeur te yónneewu leen ma document yi Oumar Sarr ni ko non yónnee naa ko président te xam naa Omar ci tegginam Karim am na lu mu waxee ak moom moo tax mu ne ko Karim candidat nga woon dootoo candidat mu ne ko comme loolu la dinaa fexe ba sa pap dootu leen woo benn instant dootuñu ko réunir et puis vous allez voir avec moi depuis loolu la xam depuis loolu la PDS loolu moo indi coow li pour yow loolu moo indi coow li ku fi waxoo dialogue da ngay wax lu la neex coow li mooy Karim Wade jotee na ak ñoom Amadou Sall ni leen sa pap dootu leen woo te benn structure PDS duñ ko réunir c'est ça le problème de fond parce que bu doon dialogue bi Abdoulaye du proche Oumar Sarr lii tey dem def ko donc dialogue bi Abdoulaye Wade dem ak Macky Sall day confirmer ni moom moo yabaloon Oumar Sarr pour mu dem ci dialogue bi donc problème dialogue bi c'est pas un problème parce que PDS est un parti de dialogue le PDS a toujours prôné le dialogue et dans des conditions beaucoup plus difficiles en 88 en 93 où il y a mort d'homme n'empêche Abdoulaye Wade dafa taxaw dem dialogue. léegi bu leen génnee ci parti bi banque la tànk tamit dañ koy tàllal baa ñu banque ko tey bu leen génnee ci parti bi jalax leen lu ngeen di taxawee lan ngeen fas yéene def parce que mënu leen taxaw rek naa ñu ngi ci parti bi ba léegi xam nga parti bi Abdoulaye Wade nu mu bindee nga xam ni Abdoulaye Wade option du mu génne ñu ci parti bi parce que bu doon génne ci parti bi day woote instance nu dàq te instance pour nga dàq ko y a que la section de Dagana ak la fédération de Dagana noo mën pour noo jël sanction bi entraîné par une structure du parti tey jii fu mu toll amul benn structure parti bu fonctionné donc yëngal nañu parti bi ci dara def nañu fi secrétariat ba nga xam ni tabbanoon ko ni waa dañuy régénérer yooyu ba pare teg ko ci tiroir yi comité directeur kenn xamul ban année la gëj am donc il y a aucune structure qui fonctionne dans le parti maintenant
c'est les mouvements de soutien Karim Wade tey na lay jox ay moyens ñuy déployer wu ci dëkk bi donc tey jii dafa jóg pour cloner parti bi fépp foo xam ne am na structure parti bu taxaw mu samp fa ay mouvement am tey jii boo jëlee Pikine mu samp fa ay mouvement am boo jëlee gox boo dem mu samp fa ay mouvement parce que il a l'option aujourd'hui de tuer le parti pour jël ay xale nga xam ne amul expérience politique nga xam ne mën na toog foofu di leen naan à bientôt wala maa ngi ñëw ñoom ñuy croire du vent mais ñun fu mu toll nii mënatuñu gëm vent duñu jàng ba wàcc di dalaat baax ñun mënatuñu ko def Karim Wade bu bëggee dafa def politique dafa war a ñëw ñu organiser parti bi jaay carte yi ku nekk sa gox jaay sa carte defar sa secteur defar sa section dem fédération nu ñëw congrès ku nit ñi wóolu nu defar parti yéen a ko teg seen bopp itam de. waaw dëgg la ndax yéen a toppoon ci ginnaaw Karim Wade rek na ba faf sax def ko candidat élection présidentielle xamoon ni dina am gàllankoor ci wàllu yoon ngeen yóbbu dossier yam ñu rejeté ko amu leen candidat ci élection yi génn loolu on ne regrette absolument rien parti politique nanu nekk y'a l'instance suprême mooy le congrès bi jël na décision ñun amul lu nu mën reprocher parce que topp nañu décision congrès ba mu jeex am na ñoo xam ne ci parti bi la nekkoon dañu ni ñoom nu topp décision congrès bi ñun defuñu benn faute wala benn acte ba nga xam ni mën nañu tey ñu ni génnoon PDS moom mënuñu fa génnee démissionné wuñu fas yéene wuñu démissionné xalaatuñu ko on est des militants du PDS on est des responsables du PDS toute la région du Nord c'est Omar Sarr qui est le responsable du PDS amul keneen et ça depuis 96 man mii di wax je suis le responsable à Richard Toll donc ñun on est militant du parti démocratique sénégalais lu nu waxti mooy Abdoulaye Wade lii muy jëfee tey ci ñoom Madické Niang ñu koy rafetlu parce que réeroo dafa amoon Madické Niang à un moment donné nee nañu dana war xoolaat beneen doxalin ñu ko doxalin bii mënul am parce que congrès tënkal lu ba pare loolu moo doon différence yàq nañ ko ci lu nekk tey jubóo na moom dañu koy gërëm mais loolu laa lay wax ni Abdoulaye Wade du moom mooy bind acte yi parce que Abdoulaye Wade xam na nu muy bindee circulaire balaa muy am décision day am dañuy def décision ba pare ñu circulariser la décision mais xëy na génne benn circulaire loolu ngay xam ne moo tax du Abdoulaye Wade moo tax ma ne du ma ko commenter parce que ëpp na niveau Abdoulaye Wade. ni ngay waxee ni dafa mel ni yéen xëy na yéen a ngi bëgg a génn wala ñu bëgg leen génn mais gënu leen tey li ngeen bëgg mooy juboo ni ngay waxee ni yëpp dafa mel ni ku bëgg Abdoulaye Wade ne leen kaay leen ñu juboo ñu ngeen bëgg. pas mënuñu kaay leen c'est-à-dire que mag la dafa am njaboot bu mu jur ak njaboot bu mu ko jural ña nga xam ni seen ndaw seen lépp dañ ko consacré ci parti démocratique ak ci Abdoulaye Wade donc tey jii xalaatuñu bàyyi héritage bi ak ay mains inexpertes bàyyi ko ka nga xam ni il est perché là-bas à Doha kenn xamul kañ lay ñëw ñu def ay élection mu ñëwul waxul lu tax ñëwul defuñu évaluation mu xëy taxaw ni nan ko tabaat élection 2024 mais loolu kenn du ko nangu. Karim bu ñu ko war a topp. ah bon Karim du nekk candidat PDS 2024. non néew ma du nekk candidat pour mu nekk candidat day ñëw fii dem Point E wala moo xam fu mu dëkk mu wut secteur wut section dem ci fédération yi nu désigner ko comme candidat mu ñëw congrès bu gagné mais nu topp ci gannaaw parce que ba ñu nu topp ci gannaaw mais nag kenn xamul boobu ñuy wax tànk dañ koy banque wala nu taaral ko fii la ñu wax ni danaa ñëw fii la ñu wax ni dans dernière phrase. mënuma engagé parti bi ak les alliés dans un combat te du ma ñëw su ma ñëwul vous pouvez me considérer comme un lâche ñëwul ba pare mu bëgg a toog doit di administrer un parti loolu aussi nit ñi mën ñu ko nangu c'est qu'il faut que ñu def évaluation parti bi tey jii bu doon justice lañuy doxal dañu waroon constater que ni Karim Wade génne na boppam ci parti bi parce que dafa engagé congrès décision parti ñu dem ci ba mu jeex ñu koy xaar ñëwul loolu mooy manquement ak faute lourde yi nga xam ne statut yi dañ ko dàq mais tey jii ñun lu ñu def tey mooy animé PDS ku nekk di animé la nga mën a def mi ngi financé mouvement de soutien bi nuy animé parti bi ñun tam nañu bàyyi ñun responsable yi xam ni ñii depuis 74 parti bi nañu xam. bu ngeen demee ban discours ngeen di tenir ñi nga xam te ne ñooy militants yi à la base parce que ñoom PDS lañu xam te yéen daanaka neexoote leen part bu ngeen demee lu ngeen di wax ban discours ngeen di tenir. PDS ay section PDS. lu ngeen di wax démb Matam nooy réeré. lu ngeen di wax Abdoulaye Wade lu ngeen di wax bu ngeen demee. non luy wax ne mooy ci parti bi nanu nekk nanu defaraat parti bi nanu yëngal nanu defar parti bi nanu animé parti bi y a des élections législatives municipales yu war a ñëw dañu war a taxaw defar suñu bànqaas yi def parti bi duñ ko bàyyi ak Karim Wade parce que du donom parce que Abdoulaye Wade juru ko moom kese la nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko moom matériellement moom moo koy donn mais lii c'est un patrimoine moom du ñu nangu mu donn ko du ñu xeex ba mu egsi fii ñëw di ko bàyyi ak parti bi loolu ñun fas yéene wuñ ko def
loolu la ñuy wax militants yi que noonu ci parti démocratique sénégalais ku nekk na nga taxawaat defaraat sa toogaay organiser wu animer parti bi fa nga nekk ñun ci loolu noonu nekk. am na ñu jàpp ni itam ci li ngeen nekk mooy Macky Sall moo ne seen ginnaaw ngemb leen ngeen di ruube biir PDS. non Babacar loolu moom duma ci tontu parce que tey jii cooli yëpp mooy dañu woon Oumar Sarr dafa bëgg a dem ci Macky Sall tey am na ñu nu jiitu ci Macky Sall tey parce que nit lu muy tere du ko def bu doon Abdoulaye Wade ak Oumar Sarr dialogue bi moo leen boole Abdoulaye Wade du def li mu def. mën ngaa giñ ne du ngeen fekki Macky Sall. kan. ma ne mën nga koo giñ ne du ngeen fekki Macky. giñ ne du ma fekk Macky Sall non Macky Sall bu ñu ko doon fekki Babacar yooyu juróom-ñaari at ñu ngi fi juróom-ñaari at ñun ñu ngi fi Macky Sall mi ngi fi ña waroon dem nañu ña waroon dem nañu mais ñun PDS nañu gëm ba mu méttee tey jii ñu ni jubal wan nañu gannaaw ñu téye parti bi donc Oumar Sarr njukkal nañu ko yoreel parce que amuñu benn grief bu nu mën def Oumar Sarr lu dul neexootul ak Karim Wade Karim Wade nag il a des mots ak des actes yoo xam ne bu ko tegee ci ko papam noo def loolu beesul nee nga li indi coow li mooy Karim Wade moo woo Omar Sarr di ko wax ju xajam ba Karim Wade yoree doole ji fii ci réew mi itam lu ko neex laan def lu ko neex laan wax ngeen ni tekk rek waxu leen ko dara. mosu ko jëmale si ñun Karim Wade ñun amuñu complexe am parce que gënuñu juddu gënuñu ay waajur donc ñoo kooku ñu ngi ko seqaloon ak ci ay mouvement am ak ñu ngi ko seqaloon ci ay business ñooñu la doon doxalee ñu ngi ko neexalee mais parti bi mosuñu nekk durant tout le temps qu'on est au pouvoir dafa mosul ñëw sax ci parti bi ba dafa am lu mu fay doxal parti bi la ko may mooy Babacar Gueye ba toog théoriser que ni dañ ko war a def candidat pour accentuer la pression ci kaw Macky Sall loolu moo ko may. moom it gars yi fëlëng nañ koy. non fëlëng ko xam nga Babacar loolu lay incohérence bi mënoo ba Omar Sarr ànd ak Babacar Gueye ànd ak Amadou Sall ànd ak Aziz Diop ànd ak ñu bëri di doxal ci seen mouvement seen courant nga xëy ni leen Omar Sarr gis naa nga def lii gis naa nga yow génne nañ la ñeneen ñi waxoo si ñoom dara loolu aussi c'est une incohérence moo tax ma wax la ni Wade est beaucoup plus rigoureux que ça moo tax ne la acte bi c'est pas un acte de Wade fi mu toll nii ci ak tal na leneen lu dul du dugg ci ay détails yi ak démb ak tey ak bërki démb yu muy dox di dajale di jubale donc moom mënul xëy si suba jubóog Macky Sall Madické Niang ngoon si mu fërëx Oumar Sarr kooku du jëf Ablaye Wade. parce que ñenn ñi mën nañu xalaat ne tamit retour de bâton la maanaam li ngeen góobee rek moom ngeen gàtt ndaxte tamit Oumar Sarr gis nañ bu neexee woon ak ñoom Karim Wade fi leen daan nekk ku nekk ñu dàq la di jaay doole tey jii dafa mel ni la Madické Niang rek ba mu beroon lu leen daal lu ne ngeen ko yàq. bu leen jaawale ñoom lan def ñun defuñu ko dama ne décision congrès moo am Madické Niang dem ba ci digg bi nii nañ wut candidature alternative gars yi ni loolu duñu ko def y a une décision du congrès dañu topp décision congrès bi ñun parti bi lu mu mës a wax kii nañu tegu Abdoulaye moo ni il m'a poignardé kooku ñoom seen diggante la mais ñun lépp lu ñu def rek ci charte parti bi duñu ko def. 10 secondes bu ñu jubee ay élection yu ci mel ni élection locale nu ngeen di taxawee. ban boobu. mais lu ñu taxawee kay mooy ci parti bi ku nekk gox ba nga nekk yaa jiite parti bi foofu. jeex na jërëjëf Abdou Aziz Diop jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène